dikkati naa mbaadu ku ndóob gën rey sa maam boo gisee lu ñuul daw turbine yéene kaay ne Khalifa Ababacar Sall day ma ngay artu président Macky Sall nee na ko du ñu nangooti nag benn politicien fii ci réew mi di dem kaso ci loo xam ne politique dong moo ko ëmb xaaf ne Macky Sall ci turbine nay leer gaa yi nga xam ne teg nga leen gën mu di Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias moom seen kaso leer na ma ne duñ fa dem ndax xeex bi nag lu ko jar daañu ko ci def politique nga leen daal di ëmbal jàppal leen meru politique guuxal leen ko bëgg leen yóbbu kaso ci politique loolee nag laa ni man Khalifa Ababacar Sall duñu ko seetaan nee na Aïcha ne ko waa xaaf seen feem ngir ñi bañ a dem kaso lan la xaaf ne ko booy dem ca làmb ja doo wax sa cummikaay suñuy feem dañ koy nëbb ba ñu egg ca waaye la ma la mën a leeral mooy Sonko ak Barthélémy Dias duñu dem kaso lii lépp nag ay manigance politique la te tontu la nag ci wàllu politique lañ koy andee na leer l'exclusive yéene kaay ne moonte day maître Abou Dialy Kane di avocat bu Adji Sarr xamle na ni ñoom yor nañu preuve yépp ne Ousmane Sonko day dafa sàkku Adji Sarr Iran Ndaw ne déet bu dee jullit ngeen day atte leen atte jullit daal la ko diineem sant mooy gis kuur ga ca gën ga te amul nekkub jullit xëy di tuumaal sa moroomu jullit loo xam ne sa diine daf ne la nii nga ko war a attee nga gëmm ca attee na la saf diine àndu ca laane Iran Ndaw moo ko wax critique yéene kaay ne la am te ngeen mën ko jàpp mooy du yàgg dara day moom Ousmane Sonko day daanu ko woo déglu ko ci mbir mi en tout cas 24 heures yéene kaay ne ma coow li am ci langu politique bi fan yii daal baaxul ay débat yu ñàkk kersa la ñu gis ci langu politique yi ci ñoo xam ne nag nee ñu fi mu ne ñoo ñu jiite wala it ñoo xam ne yaakaar nan ñu jiite ñu ëllëg tey jii la amoon ci politique ci réewum Sénégal yéene kaay bi ne ma wónni na de gaa yi day mbañ gàcce yi la ñu yaakaaroon ngir am ndam waaye nag tey jii taxal sa moroom tilimal ko waxal ko lu ñaaw lu salte ak lu bon ngir nag génne ko ci xoluk askan wi wala it bu sànni xob amee moom du ca mën a bokk lii day la ñu nemmeeku ci langu politique gii gaa yi nag war nañu xoolaat seen bopp delluwaat ci seenu ngëm-ngëm waaye tam yee sa laat langu politique gi salte na l'enquête quotidienne démocratie fii ci réewum Sénégal daal moo tum ranke te daal di salte boo jógee ci wax yu ñaaweeg yu salte yi yaa ngi teertee ci ay faqastal yoo xam ne ndëgg sërëx la ñu koy defante ci seenu biir ci loo xam ne nag moo faat démocratie ci réew mi parrainage baa ngi ci doy na ci misaal fichier électoral boo xam ne gaa yaa ngi naan baax na am déet doy na ci misaal carte électeur yoo xam ne joti jafe-jafe la doy na ci misaal professeur Moussa Diaw ci yéene kaay bi ne yeesalaat daal processus électoral bi mooy li gën nga xam ne na koñ boo ca laal di nga xam ne dëgg-dëgg ña ca nekk farewuñu fenn Khalifa Ababacar Sall ne pour mu leer ñun day waxuñu ànduñu ci parrainage bi la ñu wax mooy nañuy defee parrainage bi fii ci réewum Sénégal la ñu àndul lëndëm na te seggukaay la maa ko wax le témoin yéene kaay ne parrainage bi day fi mu ne waxtaanum tëx la diggante nag nguur gi ak l'opposition bi laas yéene kaay ne ma parrainage bi day niki démb jurul jàmm manifestation lañ ci amaloon waaye nag police ba moo ko daal di mujjee tas Sud Quotidien ne ma préfet ba de moo ca ànd ak police daal di koy tas ndax nag seen marche ba waroon doore place de la nation teeree ca ministère de l'intérieur moo andi jafe-jafe bi gaa yi dañu ne duñ fa jaar ñoom ñu ne fa la ñuy jaar suuf su aane loo ci mënti déggit marche ba démb doxul juróom-ñaar ci organisation la ñu woon ñoo xam ne nee ñu dañu doon amal marche ngir xeex parrainage bi waaye nit ña fa nekkoon takkuwul rax ci dolli ña ko jiite woon Guy Marius Sagna Dame Mbodj ak Abdou Karim Gueye ak lu ëpp fukk ak juróom ci activiste ñu daal di leen di teg loxo ca place Washington ndax dañu ne woon dañu bëgg a déposer ab mémorandum ngir ne ànduñu ci parrainage bi waaye ñoom seenuñu sax buntu Antoine Félix Diome ñoom ñëpp la ñu daal di jàpp dugal ci woto police bi yóbbu marche ba daal di mujjee à point de presse waxtu woowu day ña nga xam ne nee ñu nag ñoom ñoo taxaw ne ànduñu ca marche ba gëm sa bopp Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal ñoom kenn gisu leen ca marche gu démb ba Cheikh Omar Ndiaye ndaw ci Vox Populi ne loo ci manti dégg démb dakkal nañ sunu marche gi de waaye ñu ngi waajal yeneen te marche dina amaat l'observateur ne naxee mbaay l'opposition bi ci boppam dafa mel ni nag day nax gaa yi ndax nag muy Pastef muy parti démocratique sénégalais muy bokk gis-gis muy gëm sa bopp ñoom ñëpp taxaw nañ ne ànduñu ci parrainage bi waaye ñoom ci boppam dem nañu jël seeni fiche loo ci man ci déggit moom président Macky Sall day ma ngay waajal bu baax a baax yi la élection législative le mandat ne fi mu ne daal ma ngay xool kan moo war a jiite dëgg-dëgg listam bi le témoin yéen kaay ne Omar Gueye Sangalkam ak Ismaïla Madior Fall ci Tëngéej day bu leen yeboo waajal ndax président Macky Sall moom ma ngay xool nam leen di ronxee waxtu woowu laaste ma xamal ne Macky Sall it ma nga dem ca diwaanu Fatick ngir nag juboole ña nga xam ni xuloo nañu fa ngir boole waat Benno Bokk Yaakaar le quotidien ne ARMP mi nga xam ne moo doon saytu marché public bi de président gën na ko dooleel taxawal fi nag ARCOP geneenu kuréel goo xam ne dina gën a mën a saytu nanuy joxee marché yi l'info yéene kaay na ma suuf sa sa ndengaleer day Thierno Alassane Sall wax na ci nee na coow lii nag gàcce la ci nguur gu mel ni Sénégal ndax nag cib décret la ñu jëlee ay suuf ci ay baykat yoo xam ne yaakaar ga ñu ngi ko wekkoon ci suuf
suuf soosee suuf soo xam ne ña ngi ko donnoon ci seenu maam te suuf soosee loolu rek la ñu yaakaaroon ngir mën a dund nguur foqati ko ci seenu loxo jox keneen Thierno ne mënoo jël ab titre foncier jébbal ko kenn 10 hectares yu tollu noonee nguur def ko goo xam ne dañu ne ko askan wi yow lañ ko dénk bu doonu mala ñu ne la yaay sàmm bi sàmmal seen bakkan sàmm seen wérgu yaram aar leen toppatoo leen waxtu woowu la ñu am akus néew te yaakaaroon ci nga ronk ko sa ñoom ba askan woowee sa ngéem ñàkk lu ñu dundee ñàkk lu ñu fajoo ñàkk ku leen sàmmati ñu daal di ciy dund loolee ban nguur la te dëgg-dëgg xool askan wi tey ni ñu déterminé woo xool askan wi ni ñu takkoo ba dëgër ngemboo ko ngir fas yéene jaamaarloo ak nguur gi wane na ni askan wi nag sonn nañu direct news ne ma coono gaa nga ca Casamance de waaye l'armée bi day ma ngay wax xam le ni lu mu metti rébellion moom ña ca ñàkk seenu bakkan bëri na te it nag la ñu teg loxo ñoom soldat si foofee ca ay base yu MFDC daal dinay sakkan lool le quotidien ne ma ay wa ca Casamance day njabootuk Assane Maguette Diédhiou lan ca dund daana ko ñaka ca dund bari wuñu soldat la soo xam ne moom Assane Maguette Diouf MFDC ñoo ko faat waajuram wu góor MFDC ñoo ko faat ñaar ci ay frère am ay militaire la ñu woon faatu ciy combat seen yaay wax ci yéene kaay bi ànd ak xol bu metti lool libération yéene kaay ne ma luy metti xol a ngi nii de leneen ma xibaar leen ko bébé Kaja day daal dinañ koy faatati tëmbal ko ci teen te fi mu ne enquêteurs yi jàppuñ ci kenn ku dul yaayam ak jarbaatam tribune ne ma ñaankat bii nga xam ne juróom-ñaar fukki at ak juróom la amoon bëggoon sàkku ab xale bu ndaw ban tëj ko ñaari atu kasoot wax ci l'évidence yéene kaay jox kàddu Cheikh Mouhamadou Bamba Sall mu xam le ni diine ci boppam moo tàmbalee tumranke ci réewum Sénégal moo taxit seytaane wër nañu ndomb te day métti rek waaye nañu xam ne dina am ñu ñëw ngir yee salaat bu baax a baax dundin bi ci réewum Sénégal en tout cas réew mi lu mu jaxasoo nañuy ñaan mucc te di ñaan yendoog jàmm. ay ca barrage mondial Qatar 2022 Égypte Sénégal tey jii si wala ëllëg ci àjjuma ji lay doon. on comprend grawul kon nag jàpp ne nag kon ngeen ak Sénégal yi ni ki démb nag la ñu jógee foofu ca Marrakech wi nga xam ne nag moo nekkoon seen camp de regroupement ngir wëtali nag ca Caire kon démb ci ngoon ci guddi si lañ fa egg waaye nag balaa ñu faa dem sax kii nag ndaw ak Aliou Cissé yi ñoom jot nañu amal nag seen troisième ak dernier galop d'entraînement foofu ca terrain bu grand stade bu Marrakech daanaka équipe bi moom au complet woon sauf que nag kii di Pape Abou Cissé moom rek moo ci teewaloon ndaxte moom ba muy ñëw nag dafa indaale ab gaañu ci journée bi ba waxtu wi nag staff médical bi ñoo ngi koy saytu bu baax a baax kon nag nekk Sénégal yi tey jii nag dañu amal seen séance de veille de match foofu ci stade international bu Caire nit ki nag lu jëm ci seen jongante nit ki ëllëg kon ci àjjuma ji bu 19h30 foofu ca stade bu international bu Caire ngir nag lu soxol manche aller barrage coupe du monde Qatar 2022 di fàttali nag ni match retour bi kon dinañ ko amal nit ki nag mardi foofu ci stade bu Abdoulaye Wade nekk ca Diamniadio double confrontation bi nag ku ci génn rek dina la mën a permettre nga mën a nag qualifier ci coupe du monde bi nga xam ne dinañ ko amal foofu ca Qatar ci at mi ñu nekk ni ki 21 novembre jàpp 18 décembre. ayca Guédiawaye FC AS Pikine derby boobee Sénégalais yëpp nee nañ est-ce que duñ ko tëggaat. waaw en tout cas waaw démb nag franchement parler moom te stade Amadou Barry daanaka mbooloo mu takku nag ñëwoon nañ ngir nag jëmmal boobu le derby doon dox ci diggante Guédiawaye FC ak AS Pikine naam sax ni ndam demul ndam dikkul waaye nag football gisoon nañ ko fa ambiance en tout cas lépp ci fair play ci leeral dañ ci ànd ak Soxna Fall ni ki ñëwoon El Hadj Diène. mu di derby bu amoon xëccoo bu metti liñ ci doon xaar yëpp am public bi ñëw mu am ambiance pression tam nemmeeku woon nañ ko ci stade Amadou Barry bari woon loolu nit GFC comme AS Pikine ku ci nekk mobilisé enjeu wu match bi nag amul dara lu mu wàññi ci jeu bi ndax gis nañ séquence de jeu yu baax ci ñaari wàll yépp naam amoon nag yàkkamti goo xam ne moo waral sax xëy na kenn duwalul but mu am intensité ak rythme GFC ak AS Pikine danoo dugg rek soobu ci match bi xëccoo bi yàggoon lool ku ci nekk bëgg a yóbbu ndam li bal bi di daw du jóge camp bale di dem ca beneen camp ba benn équipe rek bëggul woon ñàkk bile match loolee moo firndeel match nul vierge bi ci mi-temps bi ñu noppalu jee ba ñëwaat joueurs yi dikkaat ñoom itam ak envie bi nga xam ne moom la ñu dooroon match bi waaye AS Pikine moo ëppoon lu muy téye bal bi amoon tam ay occasion ngir mën a rek ubbi score bi mu mel ne bëggoon marqué bi nga xam ne joueurs yi amoon nañu ko moo tax Pikine mu jëwul am bi mu doon wut naam sax AS Pikine moo dominé match bi surtout ci ñaareelu période bi di am ay occasion de but waaye mënu ko dugal ñu ne meeku la ñu gisoon Aleba mu di match nul ci diggante GFC ak AS Pikine naam enjeu yi bari woon na lool.
rek ci nag match bi am na benn wàll boo xam ne nag muy deuxième période bi AS Pikine moo ko nag xawoon na dominé ba tax na nag kii di seen entraîneur di Massamba Cissé am ci ay nag yu mu ci regretté yooyu la occasion ma gis ne waroon nañu ko mën a dugal waaye teewul nag dina nag gën a liggéeyaat ba dynamique bi nga xam ne Pikine nekkoon na ko démb mu wéer ko ci championnat bi ñu teewul ay kàddoom. rafetlu football bi en général ak supporters yi ñëwoon ak derby bi ni ñu ko doon xaare heureusement que ñu joué côté amul benn problème bu ci am donc ñi ngi ciy sant yàlla et que di wax tamit ne xale yi jàpp naa ne tey jii def nañ match boo xamante ni bu am solo vu que ñun nag dinañ am ay regret parce que jàpp naa ne ci deuxième période bi mënoon nañu gagner donc on a raté beaucoup d'occasions mais du ma leen ko jàppal c'est comme ça championnat la ñuy joué dañu xam ne championnat du gagné Guédiawaye tey wala nga match nul ak moom mooy tax nga gagné ko wala mooy tax nga perte ko donc le travail continue bu ñu yeggee dañuy liggéeyaat xam ne am na beneen match bu ñuy xaar suñu dëkk ak Dakar Sacré-Cœur du doon match bu yomb et puis ñu jéem a répéter li ñu def ci seconde période bi bu ñu ko defee fële jàpp naa ne peut-être dinañ am ay points. ci beneen wàllu wa kii di Souleymane Diallo mi nga xam ne mooy tàggat nag Guédiawaye FC moom tamit rafetlu na tamit jongante bi ndaxte Guédiawaye FC waxtu yu ba tey mu nekk ñetteelu place bi kon Génération Foot ak Casa Sport ñetti poñ la ñu ko rawee ñu teewlu kàddu ko Souleymane Diallo ak kii di Soxna Fall ak El Hadj Diène. rafetlu football bi en général ak supporters yi ñëwoon ak derby bi ni ñu ko doon xaare heureusement que ñu joué côté amul. le point bu ñu soxlaa woon amuñu ko donc peut-être foofu la ñu amee tout regret mais si dans le contenu xale yi football nañu match boo xam ne si on est capable di def genre match yi war nañ mën a am yaakaar am dara mais objectif bu gënoon wóor tey bu un objectif journalier moo nekkoon ñu bañ a ñàkk si kanam adversaire parce que bu ñu ñàkkoon non seulement daf ñuy jiitu en termes de points mais daf ñuy jiitu si position. xam nga dañ jeexal première phase championnat bi avant moo koy jeexal jëloon naa temps évalué bu baax a baax sur le plan collectif mais aussi sur le plan individuel si plan individuel boobu ñuy xool nii am nañ xale yoo xam ne comme match la boo xam ne xamoon noonu koy waxee ak olof woor wàcc la boo wooree dootoo woorati moo tax ma ne on va pas faire trop de calcul on va jouer les matchs à fond sur ce exact sont capables xale yoo xam ne ils sont capables de le faire c'est pas la peine de les mettre sur le banc on les met et ils vont faire la différence. ayca mu ngoog kon nag ligue professionnelle bi te mbégte lañ ci am. waaw en tout cas lu ci mënti nekk daal directeur exécutif bu ligue sénégalaise bu football professionnel di Amsatou Fall rafet na bu baax a baax nag déroulement match bi présence publique bi ndax gis na ne li ni mel mën na gën a nag jaayaat championnat local bi ñëw teewlu ay kàddoom. et football local dafa soxla ci ñuy match yu mel ni nga xam ni stade yi day plein bon nit ñi kontaan ñëpp seetaan ñëpp supporter seen équipe ñu pare ci jàmm ñibbi ci jàmm loolu gis nañ ko tey jii gisoon nañ ko ci premier match bi première journée à Pikine gisaat nañ ko tey jii ci première journée match retour vraiment ñëpp kontaan même les équipes qui ont voulu gagner te gagné wuñu sax dañuy kontaan parce que def nañu lu ñu war def yëpp match bi am na rythme am na intensité am na jeu mais il a manqué de but loolu nag day am dafay am ay match nul yoo xam ni 0-0 yoo xam ni mais nit ñi dañuy kontaan match nul bi bu mel nii je pense que loolu bokk na ci match nul boo xam ni 0-0 la boo xam ni ñëpp kontaan nañu. nag lu soxal 15e journée bi nga xam ne dañ ko nag programmé ci week-end bi kon dinañ ci amal nag ay jongante yu am solo jàmbaar moo ci fas yéene dalal Teungueth FC Génération Foot nekk ci bopp championnat bi dina ci laale ak CNEPS excellence bu Thiès Casa Sport mi nga xam ne moo tollee ko poñ ak Génération Foot poñ ak juróom benn moo ci dalal foofu ci Aline Sitoé Diatta Mbour Petite Côte Linguère bu Saint-Louis la ak Jaraaf bu Ndakaaru US Gorée dina ci laale ak Ndiambour bu Louga mi nga xam ne waxtu bi moo nekk lanterne rouge championnat bi AS Douane ak Guédiawaye FC AS Pikine moom mooy dalal ñi di waa Dakar Sacré-Cœur foofu ca stade bu Alassane Djigo kon Mambay li moo fi doon fas jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. jaajëf Pape Mante Mboup Mohamed Thiam mi ngi dëkk sa Louga couturier la nee na lépp lu mu xam si sport ñaata Mohamed Thiam couturier la foofu tailleur la quoi sa Louga. voilà nuyu ma ko nga jàngal ko karaté kon Mohamed. démb sam benn sëñ si dama romb di ko dëggal Sidi Seras nuyul ma ko borom jënnax la gën. man wuyu ma man sa sëñ si ñoo ma jaaxal yow sëñ si yi ngay créé nii comme ça. waaw man de sport bi jeex na ah. waaw nga karaté ma. waaw ba Zik FM. ba Zik FM 12h13h. 12h13h jërëjëf mag kenn du ko weddi ñu dalal Mantoulaye ci bundoo ci li yéene kaay yi xëy fësal.